ñu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu si waat ak yéen ci quartier général ni ñu koy defee guddi gu jot ñu fas yéene àndandoo ak yéen fii ba ci kanam tey alxames dañuy njëkkee ak téléservice bi tàmbali ak météo bi di xibaaru jaww ji Marianne Siva lañ ci àndal ëllëg dina tombé ak vendredi 25 mai 2018 lan la météo prévoir Marianne. li météo prévoir Pape Cheikh waaye laata loolu ma nuyu la nuyu ñi ñuy seetaan nuyu également ñu toogal ci plateau bi suba Ndakaaru 19 degré lay xëyee Diourbel 20 degré Kaolack 22 degré bokk kook Linguère Saint-Louis moom dina xëyee 16 degré Podor 22 degré Matam 30 Ziguinchor 21 degré Kolda 24 degré Tambacounda 30 Kédougou 32 degré ngoon gi Ndakaaru 25 degré moo fi am Diourbel 42 degré Kaolack 39 degré Linguère moom 42 degré Saint-Louis 27 degré Podor 42 degré Matam 44 Ziguinchor 40 Kolda 38 Tambacounda 40 Kédougou 42 degré géej gi dana yéeg bu 6h03 jotee jàpp 18h06 ci ngoon gi laata muy dal également le lendemain bu 11h58 minutes jotee waxtu yi ñuy digal suñu mbokk mool yi ngir ñu ciy dem géej bokk na ci 10h01 minute jàpp 12h01 ci ngoon gi 22h22 baax na pour nappi jàpp 0h22 fàttali rek suñu mbokk mool yi bu ñuy dem géej bu ñu fàtte seen gilet de sauvetage ngir seenu kaaraange jant bi moom 6h40 lay xëy laataa muy so 19h35 minutes jotee jaajëfal bu baax service météo Baye Cheikh. météo nag dafa am solo seetlu ngeen dérèglement climatique bi période bi ñu ne daanaka yenn saa yi mu sedd lool fajar gi ak guddi gi tey par exemple dañu yendoo ak ngelaw loolu nag li ko sabab mooy comportement nit ñi ci wàllu environnement moo tax nas nañu désormais rubrique boo xamee ni jagleel nañu ko lépp lu jëm ci wàllu environnement ak koo xamee ni tey lay doog a tàmbali ci télévision Futur Média Yacine la tudd daañu nuyoog moom bu ca kanamee tuuti dinañu waxtaan ci yenn ci aspect yoo xamee ni war nañu ko mën a comprendre ci wàllu environnement ñu ngi gërëm itam waa service national météo d'ailleurs bërki démb Marianne yaa ngi may xamal ni ñoom ba tey ci jafe-jafe yi nga xamee ni environnement ba nga koy am nee ñu ren taw bi du bëri ñu njort ni ay jafe-jafe mën na am pour suñu mbokk baykat yi duñ ci sori parce que ñun duñu wax mukk sans avis wu spécialiste yi xam naa dañ ci amal ab gëstu ak Yacine mi nga xamee ni moom la ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu environnement désormais waaw ñu dalal ko jàmm rek Yacine moom moo nar a ñëw ci lépp lu jëm ci wàllu environnement comme nuñ ko waxee duñu ay spécialiste nag waaye daañu ñëw yéen ci ay reportage yu am solo yoo xamante ne jagleel nañ ko wàllu environnement ci kanam tuuti lay doon Baye Cheikh. mu ngoog bu ñu àggalee téléservice bi dañ leen di baaxee taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak xaalisu yeneen dëkk yi ñu njëkkee ko ak xaalisu Amérique ngeen mën cee sukkandiku en même temps ci tableau bi ñu leen di wan ci écran bi $1 ñoo ngi koy weccee 559,282 francs CFA €, ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 748,628 francs CFA un yuan chinois ñoo ngi koy weccee xaalisu Chine 87,6957 francs CFA xaalisu Maroc un dirham ñoo ngi koy weccee 59,0749 francs CFA xaalisu Makka di benn rial un rial ñoo ngi koy weccee 149,148 francs CFA xaalisu Gambie one dalasi ñoo ngi koy weccee 11,8592 francs CFA. jàll ci waxtu yi Baye Cheikh suba ñu ngi ko fas yéenee julli bu 5h22 jotee tisbaar moom tisbaar 13h07 minutes lañ koy julli takkusaan 16h28 bu jotee timis 19h38 geewe moom 20h47 lañ koy julli fàttali rek ni ku ko mën na nga julli ci waxtu wi te boo paree bul fàtte ñaanal Sénégal jàmm Baye Cheikh. li ci des nag bokk na ci naafila yi ëllëg dañuy woorati tey bu fekkee naafila guleen oustaz Assane indi na ngëneel yi nga xam ne ñoo nekk ci guddi gi ñu ngi lay ziar joxati la sa wàccuwaay Hassani. tabarakallah ya Cheikh ziar nañ la delloo ziar mbokku téléspectateur de télévision Futur Média évidemment ak ñu bokkal plateau bi comme niñ ko waxee ëllëg incha allah wala tey si guddi nga xam ne mooy guddi juróom-ñetteelu fan bi ci weeru koor gi nga xam ne moom la ñu nekk nee nañu ku man li nga xamante ni naafila bi ñuy bëgg a wax juróom-ñetti rakk la maanaam 8 rakk ñaari rakk yoo def nga sëlmal rakk bu nekk nga jàng si li nga xamante moom moo di fatiha benn yoon suratul masad mooy tabat yada abi lahabin ba mu jeex ñetti yoon qul huwallahu ahad ba mu jeex ñetti yoon nga def ko ñaari rakk yoo def nga sëlmal nee nañ képp koo xamante
xamante ni def nga ko suñu borom subhanahu wa taala dencal na la ay xéwal yu bëree bëri bokk na si xéwal yi nga xamante ni yàlla dencal na la ko ëllëg mën nañ la bindal yoolu koo xamante ni dafa jàng alquranul karim ba mu jeex tag si génn guddi gi Baye Cheikh kon ñëpp képp ku ko def rek yal na ko yàlla nangu waaye itam ku mën lu ko ëpp nga def ko ndax toujours comme ni ñu koy waxee quartier général dañ koy joxe toujours li gën a jàppandi waaye lu ëpp tamit baax tamit loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la kon lu waay man rek nga def ko si ndax yiw du doy Baye Cheikh. fàttaliwaat mbokk yi nii ñu ngi ci fukki fan yu njëkk yi. muy fukki fan yu am solo. ku yàbbu rek profito ci. waaw fukki fan yu am solo la Baye Cheikh yàlla ku seetal a jur demal. macha allah fukki fan yu am solo la Baye Cheikh comme ni nga ko waxee comme ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxe woon dana woon li nga xam ne moo di shahru ramadan bi ñu nekk nee ne dañ ko xaaj ñetti xaaj ñu ne ko ban ak ban la mu ne awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu utqun minan naar yàlla nañu ko yàlla defal nee na fukki fan yi ñu nekk fukki fan yi yërmande la fukki fan yi yërmande si nag yoo xamante ni borom bi subhanahu wa taala daf koy yërëm képp koo xamante ni yow yaa ngi joxe faratay koor gi nga xamante ni moom la teg si say ndodd si anam yi nga xamante ni noonu la ko bëggee ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itam noonu la ko jàngalee waaye yërmande bi jógee yàlla ñëw si ñun day am si loo xamante ni mooy charte bu tax yàlla yërëm ñu mooy day fekk ne ñun suñu biir ñu yërëmante ñun suñu biir ñu yéenante jàmm ñun suñu biir itam ñu bëggante ñu ne tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama nee na bu ngeen bëggee am yërmande yàlla yéen dee leen yërëmante si seen biir ku man koo gis koo xamante ni amul ndogu nga dimbali ko ku gis koo xamante ni amul lu mu fajoo nga dimbali ko lu waay def ci lu baax def ko lu waay mën a def si lu baax na nga ko def te na nga ko def nag li wajhillahi taala te yàlla rek tax benn paquet biscuit sax baax na nga jox ko ku ko soxla yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne ittaqun naara walaw bi shiqqi tamra nee na moytandiku leen safara donte la da ngeen jël tàndarma xaaj ko jël xaaj benn bi saraxe ko am si yéene yàlla fegal la safara ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu sax bu leen ko xeeb tàndarma ku ne xam na ne rëyul waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na même boo dee xaaj bi nga jël saraxe ko sax te yàlla rek tax na nga ko def beneen bi itam mu wax ne man laa yarham laa yurham moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na koo xamante ni doo yërëm jaami yàlla yi bul séntu si mukk si yàlla yërmandem si yow kon yàlla pour mu yërëm ñu il faut ñu yërëm biir ndax li ñuy faral di wax am na loo xamante ni bu ñu la ko suñu borom subhanahu wa taala defalee na nga xam ne du pour yow rek daf la séddale loo ndax yàlla moom moo ko wax si alquran am na ñoo xam ne li ñu yor nañ siy génne azaka di ko jox juróom-ñetti nit catégorie personne lim leen si ba biir alquran ñooñu ñoom ñoo ko moom te alalu jàmbur nag ku ko lekk Baye Cheikh te moomuloo ko di nga ko gëx loolu moom amul sax ma kon azaka ji ñi ko moom nañ leen ko jox mooy yërmande bi ngay wax ndax solidarité boobu bu amee rek yërmande am ñun ñëpp dañuy dund dans la paix et dans l'harmonie te loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la bul ne rek maa ngi julli yem si sa bopp kese mais del joxe Serigne Cheikh Al Maktoum foofu laay daane la jox la radiyallahu anhu dafa doon wax ne il ne sert à rien d'être trop juif trop chrétien ou même trop musulman ñu ne lu tax mu ne cela risque de nous faire basculer dans le sectarisme soyons des partisans de Dieu si nous voulons vivre en paix macha allah wax ji rafet na ñu ngi lay gërëm bu baax donc lu waay mën ci lu baax rek na nga ko def ñun sax ci baax yooyu bëgg nañ cee teel a dox tey ci numéro téléphone yi nga xam ne nii ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ci ñi njëkk a dugg tey ci quartier général bi ci 88 628 22 22 ak yeneen numéro yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi moo xam nga nekk ci réew mi wala sax bitim réew tàmbali gi daal bëgg nañoo jël téléspectateurs yi bu ko defee bu ca kanamee bu waxtaan wi tàmbalee même bu ñu amul jotu jël leen en direct mën ngeen composé ndax am na équipe yu nekk ci ginnaaw pour di jël seen i téléphone dige bi nag ma fàttaliwaat leen ko mooy ni mën nañoo maye par exemple 75000 boo xamee ni kooru ren ba kooru déwén weer bu jot ñu yónnee la ko muy koor gu neex et puis à partir de demain dinañ leen jox sukkaru koor yi nag dañu ko soppi def ko ay matériaux ay téléviseur ay micro-ondes ay mixeur ak yenn xeetu bagage yoo xamee ni mën nañu ko soxla ci kër daañu ànd itam ak poste cash loolu à partir de demain mais léegi nii ci téléphone yi bu ngeen duggee dinañ leen jox enveloppe yu duun yoo xam ne ni mën na jëriñ ñi njaboot père de famille léegi wala borom kër aajowut rek sëy ndax xale yi dañuy judd rek tàmbalee liggéey nekk ay soutien de famille donc ñu ngi xaar ñëpp ci numéro téléphone yi ku ci sa wërsëg nekk rek ñu baaxee la loo xam ne nii dañ la koy jox weeru kooru ren ba incha allah weeru kooru déwén muy 88 628 22 22 kon ci ndimbalu équipe yi ci ginnaaw ku dugg léegi mën nañu koo jël El Hadj Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf Pape. ndeysaan gannaaw bu bëm bi saf na bu la saf ndox. moom la tabaskee daaw géej.
da ko tollanti waaw ko tollanti fi mu ne nii saf na buloo saf ndox. mi ngi waaw dëgg la de. waaw na saf leneen lu raw ñaar yooyu. luy loolu. man dama woddu rek. waaw dëgg la de ndox ak ngom ak. dëgg la de. nu daakaandeeg. l'essentiel na nekk koddaay rek. man dama woddu rek. ak am solo. maa ngi lay ziar bu baax Pape. ñu ngi delloo ziar maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. nuyu ñi ma bokkal plateau bi. bàyyiwuma kenn xam nga alaaji moom sama waay la. alaaji Cheikh Oustaz nag moom fi ma yàggee gàggante ci diine moom du tey. nuyu sama jigéen ñi maa ngi ziar ñëpp daal Pape. yéenekaay yi ci kanam. bu la neexee. loo neexee ak ni ñu attiré sa attention ñaar ba ñett. waaw jàpp ñeent xam naa. ñett la. ñett rek la Pape ñaar fukki yéenekaay ak ñeent la ñuy jot par bés. yow nga jël les 3 normaux. yaa ko tudde noonu de. les 3 normaux ñu ngi lay nuyu Madeleine Mado. waaw ma bëggoon ñu nëbbu rek. maa ngi lay ziar bu baax di nuyu mbokku téléspectateurs yi Pape Cheikh amaat mbégte fekk si la ci li nga xamante ne moom moo di quartier général macha allah mu nekk lenn loo xamante ne ñëpp approuvé di ziaraat ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk soxna Yacine di ko dalal ak jàmm ak salaam. sama sang bi am ngéyeen bi rek ki nga xamante ne moom moo di Saneex moom itam ñu ngi koy ziar sama doom Mamadou Ndiaye ak képp koo xamante ne daal ñu ngi toog ci plateau bi. tey nag Pape Cheikh xam naa dinañ waxtaane li jëm ci li nga xamante ne moom moo di kurus xeetu kurus yi nga xamante ne moom la ñuy defaree fii Sénégal waxtaane li nga xamante ne moom moo di njëg bi ak ku ci nekk rek comme amaana tey Tidiane yi incha allah nañuy dalal ñoom itamit dinañ ñëw ci xeetu kurus yi nga xamante ne ñoom fonk nañ ko loolu Baye Cheikh. mu ngoog bu ca kanamee daañu dugg ci ëttub Sidi Hadj Malick fàttaliwaat leen ni ñu ngi xaar seeni commentaire ak fu ngeen mënti nekk ci àddina ci sunu ay compte ci réseaux sociaux yi hashtag bi QG 2018 waaye xam naa tey hashtag bi Sidi Hadj Malick lay doon Marianne. noonu lay demee Pape Cheikh sax nga xam ni gars yi depuis démb bi ñu annoncé rek ñu ngi tàmbali message yi ngi ñëwee fu ne Facebook /QGTFM wala Twitter hashtag bi QGTFM la Instagram GFM SN la wala ngeen xool lépp loo xam ni mooy daw ci biir émission bi coulisses yi di ngeen ko am sur Snapchat GFM-6 Sénégal bu leen fàtte également suñu application bi di GFM et vous application bi comme ni ma koy waxee saa su ne da nga koy télécharger gratuitement moo lay permettre nga am lépp luy direct ak replay émission boo xamante ne mu ngi ci télévision Futur Média wala RFM wala lépp loo xamante ne suñu ay support lañ di ngeen am également L'Obs TV nga xamante ne coupe du monde baa ngi ñëw tey gaynde yi comme ni ngeen ko xamee lañ leen doon jox raaya bi foofee lépp loo xamante ne match la buy ñëw rek ak programme bu jëm ci coupe du monde bi di ngeen ko am foofule ci L'Obs TV di ngeen fa am également suñu yéenekaay bi di record nga xamante ne moom itam wàllu tàggat yaram rek moo ko tax a jug kon ci kanam ñu ngi leen di xaar seen ay question wéy leen duñu bind ci fi nga xamante ne moo di Facebook /QGTFM wala Twitter hashtag bi QGTFM la léegi lay doon. à propos de sunu gaynde yi dégg naa tey président recevoir na leen ils ont été motivés par le président jox na leen drapeau bi. effectivement Pape Cheikh gannaaw ba ma la nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau yi nuyu téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee tey ci bu 16h jotee ci li nga xamante ni gaynde yi daal di dugg ci palais bi daal di jël li nga xamante ni mooy traditionnel remise drapeau loolu lañ ko tuddee maanaam bu ñuy dem ci jongante président bi da leen di dajale jox leen drapeau bi wax leen ñaax leen gën leen ñaax sax surtout buñ fa demee ñu gën a taxawal li nga xamante ni mooy drapeau Sénégal en tout cas li ñu ci gën a jàpp rek moo di dafa daal di jël li nga xam ne mooy devise armée bi mooy on nous tue mais on ne nous déshonore pas mën nañ seetaan élément bi di ñëwaat ci plateau. li am nii dafa am solo ndax boo gisee réew mi république bi yëpp monde sportif bi médias yi ñi ngi ñëw taxaw pour jox drapeau bi ñi nga xam ne ñoom ñooy gaynde yi loolu nag mooy wane ne que campagne bi démarré na te ñu bari dañ doon wax lu tax teel ñu ko def ma ne leen mbir yi dafa wuute léegi boo xoolee samedi rek le finalu Ligue des champions boo xam ne que sunu yaakaar bokk ci sunu yaakaar yi muy Sadio Mané da koy joué bu dimanche ci la équipe yëpp ci monde bi di commencé nag seen campagne coupe du monde kon nag nekkuñu ci en retard ñuy ñaan Sénégal yëpp ñu jàppale gaynde yi di ñaan aussi gaynde yi képp ku ci joué nga mel ni 15 millions de Sénégalais ngay joué loolu buñ ko defee incha allah je pense que ne Sénégal wane na ne que pays de football la ndax ku dem coupe du monde ñaari yoon wane na nga am na lu nekk ci sa ginnaaw te boo xoolee sunu joueurs yi fépp fi ñu nekk ci àdduna bi ñoom ñëpp ñi ngi représenté Afrique bu baax di représenté Sénégal bu baax am nañ ci yaakaar. drapeau bi day mel ni ne dëkk bi yëpp la ñu jël jox la ko ne dëkk bi yëpp ñu ngi yegg seen ginnaaw donc
footballeurs yi ñoom war nañ xam ne drapeau bi mooy symboliser tous les Sénégal et tous les Sénégalais et tous les Sénégalais donc chef de l'État jox leen ko donc dafa nekk loo xam ne lu oyof la lu diis la tamit parce que ñoom suñu demee bay compétir wala dugg si stade bi di compétir war nañu xalaat ñi nga xam ne ñi ngi fii di leen supporter di leen ñaanal pour yàlla may leen ñu am ndam daal. ci ginnaaw drapeau bi da ngay gis ne réew mi yëpp ci nekk 15 millions de Sénégalais yëpp te donc buñ la ko joxee sas nañ la te sas wiñ la sas nag bis bañ la ko joxee la sas wi tàmbali donc mission bi nga xam ne moom la Lions équipe nationale di doxi tey jii lay tàmbalee bis bu ñu jotee drapeau bi ci loxoy chef de l'État lay mel ne léegi peuple bi moo leen yónni ngir ñu dem Russie défendre les couleurs du Sénégal loolu nag da lay fàttali guerre ba nga xam ne lu mën a am da ngay fexe ba sa drapeau du daanu nga téye ko mu taxaw te loolu la ñuy fàttali tey bu ko defee nag foo mën a toll di ko gis. raaya réew mi nag li muy symboliser mooy li ñu bokk ñun ñëpp ndax sénégalais foo mënti dëkk noo mënti mel foo mënti bokk boo gisee vert jaune rouge étoile bi ci digg bi da nga xam ne Sénégal taxaw na. ma leen di fàttali suñu jàmbaar yi muy soldats si te xam ne fu ne taxawu nañ fa Sénégal depuis bi Sénégal moomagul boppam ñu doon tuddee woon tirailleurs sénégalais ñu wone njàmbaar ak ngor ba am bàkk bu naan on nous tue on ne nous déshonore pas maanaam mën nañ jël suñu bakkan waaye suñu fulla ak suñu fayda duñu ko mës a ñàkk loolu li muy wane mooy bu waxtu xeex jotee xeex leen te àdduna bi yëpp xam ne équipe moo fi taxaw te am ngeen kattan bi am ngeen mën-mën bi macha allah am ngeen ngóora bi ak fit wi li des nag moom fanweeri équipe ak ñaar daanaka ñëpp a yem kon ki gën a am décision ki gën a farlu ki gën a bëgg delloo raaya bi dëkkam moo koy gañe waaye amatul équipe bu ndaw ak équipe bu mag ñëpp a yem loolu seen taxawaay ci bitim réew wane na ko ndax ñu bëri si yéen wala presque yéen ñëpp yéen a ngi football ci équipe yoo xam ne mooy équipe yi gën a am solo tey ci àdduna bi ci wàllu football kon lii wane na ne rek bu lépp jaaree yoon mën nañu am yaakaar ci équipe nationale bii nga xam ne dana bàyyi xel li fi amoon 2002 pour que ngeen mën a def lu toll ni la ñu defoon wala boog lu ko ëpp. mu ngoog comme kuy dem guerre ni ñu lay waajalee noonu la président de la République waajalee sunu gaynde yi j'aime bien slogan boobu mooy gis Sénégal ñoo far SNF. je pense que occasion la pour ñun ñëpp ñu utiliser ko pour sunu gaynde yi parce que franchement Sénégal ñun ñëpp a far. effectivement Sénégal ñun ñëpp a far tey message boobu bokkoon na ci message bi ñu doon gën di fësal. fële ca palais de la République waaye li ci gën a am solo rek mooy Pape Cheikh. supporters yi ñëw nañu dirigeants yi ñëw nañu mais ci kanamu mu joxe drapeau bi ci kanamu beaucoup de ministres yi nga xam ne. de la République ñoom ñu teewee loolu gën a ñaax gaynde yi jox ko ki nga xamante ni mooy Cheikhou Kouyaté drapeau bi pour bu ñu demee Russie ñu am fa taxawaay bu am solo tey nag bu ñu fàttali ne 22 lions ñoo ko teewee ki ci manqué di Sadio Mané ci fàttaliku ni samedi bii di ñëw day jouer finale Ligue des Champions actuellement ma nga fële ca Kiev ak équipe am bii di Liverpool fas yéene jàkkaarloog Real de Madrid en tout cas ñu ngi koy ñaanal pour buy ñëw fii mu indaale ndam li y a pas que waaw li mu wax on ne nous déshonore pas am na beneen slogan bu mu génne nee na leen dem ba jeex nga boo ko déglu naa ko sànq da ngay xam ne président la bu imprégné wu ci football dem na sax bay junj Sadio Mané mi war a football final bi ak Ligue des Champions ça veut dire que xam nga yooyu dafay motiver mi ngi mel na ngay dem ci guerre ñu naan la yaa man même boo mënul li di nga fexee mën kan nag ñoom ñoo ci des te li ñu leen defal nii équipe bon yomb bariwul ci équipe yi ñu koy defal bu fekkee dañuy xool ñun à chaque fois dañuy jël exemple ci France en général président bi mooy déplacé wu dem fekk joueurs yi fële Clairefontaine wax leen ñaax leen jox leen drapeau bi mu nekk d'une manière solennelle mais ñii équipe bi ci boppam moo déplacé wu palais de la République tàmm nañ di ko fi gis mais lu am solo la c'est-à-dire dafa symbolique nekk na li nga xamante ni lu am solo loo xamante ni gaynde yi war nañ ci gën a mën a bàyyi xel bu baax a baax te je pense bien que ni gis nañ ko parce que bi après remise du drapeau bi dénk nañ leen suñu micro ñu wax ñu ñoom ñëpp li nga xamante ne moo leen xaar ak bu ñu demee nan lañ fa war a mën a taxawee ngir représenter Sénégal mën nañ seetaan élément bi te ñëwaat ci plateau bi di sant yàlla bu baax di sant sénégalais yi tey message bi nga xam ni njiitu réew mi wax nañu ko ñu dégg ko
mooy message bi ñuy dégg dans la vie de tous les jours yi sénégalais yi di wax waaw tey jii bokk ci ñuy défendre couleur réew mi je pense que ni honneur la défendre couleur réew dafa doon loo xam ne nii du ku nekk moo am chance bi donc xam nañ bu baax li sénégalais yi di xaar ci seen équipe xam nañ bu baax li njiitu réew mi di xaar ci équipe bi et que ñun doomu Sénégal rêve la bu ñu amoon bi ñuy doon xale football coupe du monde bu tey yàlla mi dara teewul ak sunu liggéey mën nañu ko donc incha allah dégg nañ te xam nañ li ñuy xaar ci ñun donc ñun nag li ci des xam nañ ko dinañ liggéey fexe nu suñu waa réew bëgg. mbégte la fierté la parce que déjà nga jël drapeau sénégalais bi nga ne ko yow foofu da nga nar a teral équipe nationale donc lépp lu si war incha allah bu neexee yàlla dina ko def foofu tey boo demee si drapeau day mel ni tey guerre la ñuy dem donc xam na li ñuy xaar mooy dem foofu représenter le Sénégal dignement comme le président nu ko waxee. mu ngoog mu nekkoon réaction wu suñu gaynde yi sànq bi nga xam ne ni président de la république recevoir na leen ba jox leen drapeau bu Sénégal waaw góor nag day yokk jom jàmbaar. waaw góor de actuellement nii ni ñu naan réew mi desalatu leen dara. ñaax nañ leen bu baax a baax suba nag la ñuy def dernière séance d' entraînement mën nañu wax séance d' entraînement boo xamante ni ci kanamu public bi la. ñuy woo supporters yëpp ñu ñëw tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñooy équipe nationale bu Sénégal ci bu 17h jotee fële ci stade Léopold Sédar Senghor. bu ñu fa jógee nag samedi bi daal di jubali fële ca France ngir beneen waajtaay bi. ngir jëm fële ca Russie 2018. original 12e gaynde baa ngi noonu toog sa wet muy Cheikhou El Hadj Cheikhou ñu ngi lay nuyu di la ziar mais balaa ngay commenter ci sunu gaynde yi li nga sol rafet na torop. waaw merci Pape li nga solo ko dàq. mais écoute. waaw boole maag moom bokk. fu mu dëkk ak fan lay ñëwee. waaw Moustapha Thioub la tudd. ah Moustapha Thioub moo ko ñëw. waaw bu Moustapha Thioub bi ne fii nu mu tudd waay. moom mi ngi nekk centre commercial Sicap Plateau. waaw ah da nga koo xam. xam naa ko kay. Moustapha Thioub ku ko lu baayam tudd yow baay yeeg yaay yeeg yëpp da nga leen. Alaaji Ibra Thioub. papaam Ablaye Thioub la tudd. Ablaye la ñu woowee Ibra Thioub. ah waaw kon safur la. nu yaayam tudd madame Thioub. waaw yaayam Fatou loolu tudd waaw madame Thioub. waaw di nga Pape waaw yow di nga sol rafet na. macha allah waaw Moustapha Thioub daal nee na bëgg naa ñawal ñëpp. ñu ngi koy xaar Moustapha Thioub waaw ñu ngi koy xaar. waaw incha allah ñu ngi koy xaar maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi. Mado sama xarit bi. gënal ma ki nga dendal. taay ci plateau bi di xool ñi muy jox nuyu sama seex bële. nuyu oustaz Pape Cheikh Diallo moom ñoo bokk koñ dafa ñëw ba Dakar woor. waaye yàlla baax na. yàlla baax na yàlla baax na. ci say tànk rek laa jaar. man damaa woor. la ngeen ma yaree woon te jaxaw suuf. waaw maa ngi nuyu ñëpp. diggante rawitaay maa kër bu ma jaxaw. waaw da ngeen def ci man rek laa wane Dakar wallaahi. wala la formé. Alfi mën nga ma bàyyi ma àggale wala. waaw di ñaan yàlla mi borom jàmm te lu mu jàmmal mu am jàmm yal na yàlla def ci Sénégal jàmm. amiin damay dugg nag ci élément Mamadou Ndiaye bi nga xam ni ak sama xarit bi daf ko wax nga ni slogan bi moo tudd ñoo far. waaw Sénégal ñoo far. Sénégal ñoo far. Youssou Ndour ni lu waay di wuyoo na ko. nuru bu ñu nee Sénégal ñoo far nañ ko gëm. nañu ko gëm. bana saaga bañ a xase. ñii joma leen yóbbu. bu ñu demee lu nu yàlla may nañu jël. waaye ñoo far ba pare. boole kook yeneen ya ca gannaaw. faratuñu kon boobu bu boobaa ñoo toqalikoo lay nirool. waaw ñu leen di encouragé. di leen wax bravo. ci li ñu def courage la ndam la ñun ñëpp nañu am yaakaar. Pape jërëjëf. jaajëf merci. jeex na Yacine ñu ngi lay nuyu sànq maa ngi ne tey jii lay tàmbali ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu environnement ak sécurité nag du aajo rek yu mag yi ñuy dégg yenn saa yi nga taal gaz mu explosé maara day taali ci ñàkkum kaaraange la ak ñàkk xam yenn matuwaay yi jëm ci biir kër yi loolu yëpp dinañ ci ñëw désormais ak Yacine ci quartier général mais bienvenue ci famille Futurs Médias Yacine yaa ngi stressé di xaw a lox fii moom affaire de famille la. non bi ma ñëwee ngeen ma dalal macha allah. ba xam naa stress bi c'est normal mais wàññeeku na bu baax. très bien mais comme niñ ko tàmmee ci Sénégal damay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu Pape Cheikh. di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi. mais di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di sant sama yaay. di ko santati.
di sant sama waajur bu góor tamit waaye tamit comme niñ ko tàmmee di ko defee xam naa nga may ma ko mooy premier nuyoo bi maa ngi ziar bu baax sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu ànd ak wér di ziar sëñ Abdou Karim Mbàkke bu baax tamit di ko jox wàccuwaayam waaye tamit képp koo xam ne kilifa diine nga ak aada ci réew mi maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax Pape Cheikh c'est avec beaucoup d'émotion lay waxee pourquoi parce que dañuy màgg di la xool di la seetaan je me souviens bi ma nekkee xale mercredi na ma daan daw ñibbi kër ga pour di la seetaan ak Mariam Samba donc c'était la première fois ñuy gis xale buy def émission ci télé 1960 non yàggul nag xam nga suy wax dañuy faral di foog ne Pape Cheikh dugg ci plateau bi sax erreur waaye yóbbu doomi jàmbur di retraite déedéet xam nga elle a raison xam nga Pape Cheikh suy wax da ngay foog ne mag la te juddoogul xam nga rek peut-être c'est l'expérience macha allah di la ñaanal yàlla lafal la cat yàlla ndax dañ ne sëñ Touba dafa ne sooy waxal ci nit waxal ko lu baax waaye nañuy waxante lu baax yàlla wax na ko ci alxuraan kàddu yu baax dafa am solo Pape Cheikh yal na la yàlla lafal cat yow impulseur nga maanaam da ngay jox courage jeunesse bi ñu jëm kanam dama la seetaan di la suivre tabaarkalla dafa am ay mouvement social yu rëy yoo jot a yëkkati ci dëkk bi inondation bi mujjee am ba gouvernement bi topp la ci di la ñaanal yàlla lafal la cat mais di la féliciter parce que dimanche dernier tu as fait pleurer les Sénégalais de bonheur mais aussi déclic créé nga ko sur le plan social nañu gën a solidaire ndax lu ñuy gën a jëm ci mujjum jamono dëkk bi day gën a metti te Sénégal nous sommes 98% de musulmans donc solidarité am na fi solo di la wax tabaarkalla kaar yal na la yàlla lafal cat mais aussi Mamadou Ndiaye théâtre bi mu doon def bi mu nekkee xale ma xëri xaw ma nan kii li mu namoon yëpp daal ba mu ñu daan seetaat mu ngi koy wax ci tàmbali mais aussi Marianne Silva Adja Diop waaw ani buuba maa dem na tey lay doog a tàmbali garaaw dañ la koy baal après na nga wax ci oustaz Mor Thiam ba nga toogee ne la wengal koppateem après nga wax lu tax nga bëgg Mor Thiam oustaz Mor Thiam parce que xamul ëllëg lan la rafet dafa baax Marianne na ma ko fan ndax thème xale la tabaarkalla mais thème yi ngay génne damay wax rek di wax ñëpp saa neex ñëpp rek macha allah télévision Futurs Médias télévision buy propulser des valeurs sûres de cette nation là donc miroir du Sénégal la yàlla na ko yàlla jëmale kanam c'est une famille ça fait 1 an que je fréquente ngeen di togg lu mel nii Mado keroog bi ma gisee mu mel ne ku saalit ma ne ko maa la njëkk a saalit daal vraiment macha allah daal c'est une famille te réunion bi ñu njëkk a def li sa inquiétude mooy nañu doon ay frères ak sœurs loolu dafa am solo bi ma def ak ñoom Dieyna ba c'est la même chose mais di gërëm sama càmmiñ tamit Bouba Ndour ku yàlla baaxal la macha allah yal na ko yàlla lafal cat ndax xam na fi mu jëm yàlla may na ko xel te dinañ duggaat ci yeneen ak yeneen ma gàttal foofu jërëjëf Pape Cheikh te dafa gàttal Pape Cheikh wax nañ ko man liñ ma fi indee pour yamale ak ma fi indi waaw ku wax ba maam ma ne la deet nga na dootul amati xam nga nuyoo bu njëkk la voilà kon sénégalais yi ñu ba maam rek ma ne la Sénégal kon buzzer laa yow buzzer voilà ñu présenté leen kon Yacine bis ni tey day tàmbali ci télévision Futurs Médias dalal jàmm ko mbis ni dalal jàmm dal nga ci jàmm donc dalal jàmm ci télévision Futurs Médias c'est une famille c'est pas pour rien ñu ne mooy miroir du Sénégal lépp lu ngeen gis ci Sénégal rek mu ngi fi wax ji itam rafet na yàlla na sunu borom jàppale la ba fi ñu dégg ñi fi ne ñëpp moo xam Mado moo xam Keps moo xam Alfie moo xam Marianne mi ñoom ñëpp yàlla nañu la dégg fu ko la nga baal ma ak sama borom kër moom mi ma permettre aussi ma toog ci plateau bi maa ngi koy remercier Cheikhou la wax dafa am koo xam ne itam Sénégalais yi dañu ko namoon muy Ndiaye voilà moom Ndiaye rek la ñuy wax Ndiaye comédien sax wala Ndiaye bu Kouthia la ñuy wax mais Ndiaye bu télévision Futurs Médias Ndiaye ñu ngi lay nuyu ba ñu tàmbalee ba tey nag ñu ngi ñuy laaj ana Ndiaye waaye sant tey la dellu si ci quartier général bi ginnaaw congé yi nga amoon na ko doon noppalu dégg naa. waaw Pape jërëjëf salaamaaleykum adduna bi yëpp. salaamaaleykum Sénégal.
di wax alhamdulilah. di sant sunu borom mi nga xamante ni moo ñu may ñu fekkewaat sahru Ramadan. di wax ñëpp ñu dal ko ci jàmm. te eggalee ko ci alhamdulilah. namoon naa nag quartier général. namoon naa àdduna namoon naa Sénégal gi yëpp. ñoo raw nag. wax dëgg yàlla Pape Cheikh. damay dellu si waat rek ci soxna Yacine li mu wax. balaa nga xam ne Futurs Médias famille lañu. nga am nekk ci yenn jafe-jafe yi. ci ngay xam ni ñii famille lañu rawatina. borom kër gi nga xamante ne nii mooy Youssou ak ay rakkam bàyyiwuñu kenn ku lim rek juum. waaye nag tamit Pape Cheikh balaa ngaa xam Sénégal dëgg. nga nekk ci yenn jafe-jafe yi. man jàpp naa ne Sénégal ñëpp ma bëgg. ndax yàlla bi ma teggee nattu alhamdulilah di ko sante ndax moom mooy borom lépp mooy borom kun fa yëkkoon. li mu wax ne loolooy am. di gërëm it encore waa Pikine. ak famille Diallo ku ci mel ni Souleymane Diallo. gi nga xamante dama ne woon émission bi tey sax. ñu ne spécial Seydi Hadji Malick la. dama ne woon émission bi tey moom laa koy may. famille boobu ndax ñu bëgg Seydi Hadji Malick lañu. ku ci mel ni Magam Ablaye Diallo. ñoom Mamadi ñoom Demba. ak ndeysaan waa koñ ba yëpp famille bi yëpp. Pape Cheikh sama émission tey daal émission cant ak ngërëm la. macha allah cant ak ngërëm la. sama téléphone da doon xotteeku mel ni man rek maa nekk Sénégal. dëgg la Sénégal bëgg nañ ma. ci lii laa xamee ne Sénégal bëgg nañ ma. kon bëgg giñ ma bëgg yal nañu ko yàlla bëggee noonu. lépp luñ ci def rek yal na barkeel ci barke alxuraanul karim. famille Ndour fàttewuma kenn ku ne bàyyi na yitteem. Youssou Njaga Buuba ñoom ñëpp taxaw nañ ma. kon nag di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yal na fi yàlla saxal jàmm Sénégal. te it Pape Cheikh di ñaan képp ku yor oto di ko dawal. mbir mi yëpp yal na yem ci man kese te bañ a yegg ci keneen. képp kuy dawal rek yal na la yàlla aaral boppam. mbir mi yal na yem ci man kese. bis bu ne loolu lay ñaan. saa bu ma tëddee loolu lay ñaan ndax dawal dafa métti fii ci Sénégal Pape. dafa métti. xoolal bu yàq suñu émission bi ah. non du ma ko yàq non ay attention tey dama dëgër de. bàyyi ñu tey damay dëgër jërëjëf Mohamed maa ngi lay ziar bu baax a baax. parce que xam nga vraiment néegam léegi comme géej dafa jooyo ba boo fa demee da nga mel ni yaa ngi piscine. waaye dama ne bàyyi ñu waay bu yàq suñu émission bi. yow dama ne police Pikine ba de moom maa ngi leen di nuyu bu baax a baax waa police Pikine ndeysaan ñoom la nga fa def it foofu day piscine baa nga fa yàlla sàmm ñu. xam Njaay nag jooy da ko yomb de. xam nga mbaari sëñ Cheikh Saliou yi. radiyallahu taala yu ci bëri moo ko defar. mais bu Moussa na gis taalibe bu toog seddaay beeg kii ko sax njaay bët yi taa. lu koy seede laa ci. yal na yàlla sàmm ñu rek. amiin siiw rek doy na nattu. leneen loo ca teg rek ci nattu. day metti. mais moo am sax damaa fekk ndax boo ma laajee li ma gën a neex ci àdduna. mooy taamu gu ma sëñ Cheikh taamu woon. ci mbaaram yi ñu koy liggéeyal. ndax dama ne moo ko liggéeyalee. liggéeyal naa Serigne Saliou. su ma liggéeyal Serigne Saliou. liggéeyal naa Khadimul Moustapha. jeex na loolu moom gën a neex ci àdduna. jërëjëf et puis wax na comme Fatou Guewel man Fatou Guewel Sénégal ñëpp ma bëgg man Sénégal kenn bañu ma waaw dafa ma ko Fatou Guewel nee na mu ngi lay nuyu. mu ngoog ñu tàmbali laata waxtaan bi bu ca kanamee tuuti daañu waxtaanee Sidi Hadj Malick tey quartier général bi Tivaouane la jëm direct borom xam-xam yaa ngi ci ginnaaw dinañ ñu fekk si bu ca kanamee tuuti ndax Sidi Hadj Malick moom waxtaanee ko du doy ci benn émission du doy sax ci programme mu lëmm bu télévision mais dinañu jéem rek ak borom xam-xam yi ñu yàlla booleel tey jii ci guddi gi ci télévision Futurs Médias yéen a kaay yeeg xët yi nga xam ne ñoo attiré attention wu Mamadou Mouhamed Ndiaye mën nañoo tàmbali njëkkee ko ak bu njëkk bi les échos waaw moo njëkk moom la ñuy njëkk moo la njëkk a xët waaw moom la njëkk a xët ci xëtam waaw lu les échos wax tey doo nuyoo de ñëw ñu door ak les échos doomu paamalal Pape gis nga yaa ngi fàttaliku xaw ma ndax yaa ngi koy bàyyi xel mais sénégalais ñu bëri ñu ngi koy bàyyi xel magistrat yi ñu ci bëri ñi yëngu ci justice bi ñu ci bëri li ñu bëgg mooy ñu génnee président de la république ci conseil supérieur de la magistrature génnee ci aussi ki nga xam ne mooy ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall yéenekaay bi di Les Échos xëy ñu jox boobu xibaar mu di président de la république ak Ismaïla Madior Fall dañuy génn kon ci biir conseil supérieur de la magistrature c'est-à-dire information la boo xam ne gars yi dañ ko yàgg a topp di xool suivi bi fan lay mujjee moom mu xëy jox ñu exclusivité
autorité bi xëy ñu xamal ne kon ñoom pare nañu pour génn ci conseil supérieur de la magistrature moo tax mu nekk une boo xamante ne ji tey bokk na ci ñuy bàyyi xel Pape. dafa attirer sa attention jeex na mi ngi mu ngoog ñaareelu xët bi la xët ci yéenekaay yi ñu xëyee tey muy. l'observateur gis nga premier quotidien national. waaw mi ngi noonu gis nga tey nii la génnee moo di Macky divisionné étudiants yi ci yan anam xam nga li xewoon diwaanu Saint-Louis ak fitna jëfa jóg bakkan rot fa président doon dalal dënn yi taxoon mu recevoir étudiants yi audience boobu mu defoon ca palais de la République coordination des étudiants du Sénégal muy ñi nga xamante ne ji ñu ci bëri ñi ngi basé université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañ cee gis seen bopp am sax ñuy dem bay gis ne moom président Macky Sall moo teg ay jéego ngir diviser étudiants yi dégg nañu El Hadji Amidou Kassé mi nga xam ne mooy porte-parole au présidence de la République dinay leeral ci ne moom président loolu taxu koo jóg diviser wul kenn mais ci gàttal daal ñoom étudiants yi déggewuñu ko noonu ba tax na li ñu bëgg bokk na ci président Macky Sall recevoir leen audience ni mu ko defee ak étudiants yu université bu Ndar bi li ñu bëgg bokk na ci ministre de la République yi nga xam ne seen loxo laale na ci li indi woon grève yi muy bourse yi retardoon grève yeeg li taxoon ba ñu faat Fallou Sène ci ministre yi ñoo ngi wax Amadou Ba ministre économique finance parce que ku ne bourse ne ay koppar ñi ngi wax Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur ndax ku wax mbiri takk der xel day dem ci moom ñoo ngi wax également ki nga xamante ne ji moo di ministre Mary Teuw Niane enseignement supérieur étudiants yi seen càkkutéef bokk na ci ñooñu jëlee leen ci gouvernement bi Pape coow li ci am ak président ni mu ci doxalee jàngat bi la ci observateur gis mooy étudiants yi booloo gañu déparé woon tollatul ci jamono ji te Macky moo leen féewale mu ngoog yéenekaay bi mujj di direct info mi nga baarataal la dalal mooy njiitul Jean Lefebvre moom baarataal dafa am ay mbóot yoo xamante ne ji Pape sulli na ko ci autoroute à péage bi nee na Eiffage bi nga xam ne moo tabax autoroute à péage bi bon ci waxtaan wi mu seq ak journaliste direct info yi Eiffage bi nga xam ne moo tabax autoroute à péage bi da cee rey Sénégal ba mu dee ndax li waroon a dikkee Sénégal 150 milliards li waroon dikkee Sénégal kon 50 milliards di juróom fukki milliards 150 milliards la ko dikkee mi ngi wax sax ci benn kilomètre tali ñu ngi ko tabax ci Tunisie 1 milliard 200 millions ca Abidjan 1 milliard 300 millions mais fii ci Sénégal kilomètre tali bu nekk ñi ngi ko defaree 7 milliards 800 millions Pape Cheikh donc ay leeral la yoo xam ne moom baarataal comme li ngay wax lu ci bëri buñ ciy avancé dañuy laaj xalaatu kàngam expert xam nga ku ne tali ne baarataal donc moo tax waa direct info ñoom waxtaan ci ak ñoom mu leeral lu bëri aussi ci yéenekaay bi voilà muy ñetti yéenekaay yoo xamante ni tey ñoo attiré sa attention bu loolu weesoo itam ñu fàttali leen ni mën ngeen am habitude di yër suñu site internet di www.igfm.sn foofee lépp loo xam ne jëm na ci ay xibaaru réew mi ak it bitim réew dañu koy waxtaanee mais bëggoon naa itam ñu def taxaw seetlu ci marche nationale bu étudiants yi succès te day dëggal encore démocratie succès la pour étudiants yi mais succès la aussi je pense pour démocratie Sénégal li ñu def moo rafet waaw ni ñu ko defee moo rafet tey moom ñëpp fier déggu ma ne li ñu def moo rafet te ni ñu ko defee moo rafet tu sais ak démarche bi ci lañ ëpp possibilité obtenir gain de cause nit ku ñuul boo bëggee am ci moom dara da ngay dox ci conscience am su ma ñëwoon ne la Pape doo ma may téeméer nga ne ma booy aw ma wan la ginnaaw waxuma ci dara su ma la wane ginnaaw ne kii de jànn naa ko te doomu aadama la dëgg la daat koy woo nii ñu def nii yëkkatiwuñ fitna ni bal tàkkul grenade lacrymogène jibul saagawuñu wax nañ li ñu bëgg a wax te ki ñu ko doon wax dégg na ko donc c'est-à-dire exemple la xam nga El Hadji Diouf wax fii keroog maître nee na génération bu ne ak li ngay xeex mais génération bu ne ak na ngay xeexee te ñoom étudiants yi dañoo def très attention Pape ñaari manifestation dina am la yëkkati bal yi du jóge ci ñoom ay nit a leen di rax comme li xewoon UCAD mais xam nga étudiant amul intérêt manifestation di am ngay dogale ni di génne paak di jëli portable am loolu étudiant du ko def ki ne taa laa am 18 000 wala 36 000 francs bourse yu mu lekk total te agressé kenn mais lii nag tey marche pacifique bi kenn du leen rax kenn du leen yàqal te dinañ ci am wayu et puis li ci rafet li ci neex mooy xale yi marche nañu def nañu lu ñu bëgg a def wax nañu lu ñu bëgg a wax wane nañu lu ñu bëgg a wane police encadré leen ça éblouit tout le monde ah mais loolu la Pape loolu moo ci mooy démocratie bi ngay wax rek mooy man jàpp naa ne li ñuy sàkku bon je dirais pas parce que du man maay décider mais anam yu ñu ko sàkkoo dinañ am loo xam dinañ ci bari gain de cause man sama gis-gis bu gàtt boobu parce que ni ñu ko defee la Pape voilà succès retentissant ci démocratie bu Sénégal ils ont été encadrés par la police xam naa ni daañu recevoir laataa ñuy jeexal saison au quartier général bi jëwriñ ñi nga xamee ni ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koppar ku mel ni monsieur le ministre Amadou Ba daañu recevoir itam Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ ji ñu dénk lépp loo xamee ni jëm na ci wàllu biir réew mi xale étudiants yi itam fii am nañ fi place parce
parce que je rappelle que quartier général vitrine la pour jéem rek di proposer ay solution ëpp nu kenn xam-xam yàlla ñu nattoo ñu toog ci jotaay boo xamee ni audience bi dafa mondial donc baax na itam ñuy waxtaane lépp loo xamee ni jëm na ci réew mi da nga ci bëggoon commenter. c'est un bel exemple comme ni ko Mamadou Mohamed Ndiaye waxee. loolu la ñuy xaar ci surtout ci police bi. encadrer étudiants yi. mais tamit comme ni mu ko waxee rek si modèle bi ko étudiants yi defee tamit dafa nekk li nga xamante ni loolu la ñuy xaar ci ñoom. c'est parce que vraiment étudiants toujours dañuy am ay problèmes. surtout ay problèmes yi nga xamante autorités yi saa yu ñu fi ñëwee dañ leen di poser question boobu. problème yu bourse wala dara. jafe-jafe yi ñuy am ñoom ñëpp ñu déggoo seen biir. joxe benn jour bi nga xam ne lii kat suñuy ñaxtu nii lañ ko war a mën a defee suñu doléance nii lañ ko ñu dem jox ko ki ñu ko war a jox pour mu yeggee ko ñi ko war a dégg su ko defee solution mën ci jóg en tout cas loolu la ñuy encouragé leen Sénégal boobu lañ bëgg a gis du rek ci violence parce que ñun ça nous fait mal beaucoup de Sénégalais au fait bu situation yu mel ni amee médias surtout internationaux yi di wane mauvaise image de notre pays loolu moo ñuy naqari en tout cas bëgguñu ko di gis loolu moo ñuy jafe-jafe yooyu parfois dañ koy am pour image bi ñuy joxe ci Sénégal image bii nag moom nekk na li nga xamante ni c'est à saluer voilà donc ñëpp a ko rafetlu tey jii ci bis bi muy marche nationale des étudiants di succès pour li ñu tuddee démocratie bu Sénégal ñu jàll nag ci Alfi tey loo nar a togg xëdd. sama waa ji nuyu naa la de nuyu ñi ci plateau bi nuyu ñi seetaan xam nga dama kontaan ni la Yacine nuyoo. donc tontul na ma sama dëkkandoo bële ci angle ba ak grand mbubbam bu saf omo. xaritu kati création moo ko sagal de. budul woon nag kati création ma nuyuwaale kati rek. waaw nañu gërëm kati rek. nuyuwaale kati rek kati création daal moo ñu sagalal suñu waay. wallaahi kati daal moo ñu sagal waaw. waaye grand mbubbu woo fi lu fi sama waa ji grand mbubbuwul man lii laa la wax. katee baax rek. donc Pape Cheikh nuyu naa. kati baax na ci yow de du jug de. mais lu tax ba du jug may ko ba ñu pause. may ko ba ñu pause donc Pape ci kanam xëdd bi nga commandé. tey budul woon nag kati création. waaw billaay xëdd bi nga commandé. kon fu Mouhamed Ndiaye jëm. waaw xaw ma fu mu jëm. mën nga xaw ma fu mu jëm. kon ci kanam ak waa Beko ak waa Sénico dinañu defar comme ni ñu koy defee chaque jour defar benn xëdd boo xamante ni tey ay quiche la ñuy defar quiche au poulet et au fromage boo xamante ni neex na defar dañ koy toggee ak fuuru Beko yi ba pare assaisonné ko ak bouillon kadi boo xamante ni ci anam yu sellin lañ ko defaree. waaye Pape Cheikh bala may dem ci fi nga xamante ni moom mooy waañ ba dama am yóbbante ndax quartier général mag yi dañ koy seetaan xale yi di ko seetaan donc Leonardo sama doom doon laajte parce que dafa am imam buy nodd bu ñu joxee xëdd ba pare ak fajar bi bu ñuy salaatoo ba pare ki sant Aydara te muy nodd donc buy nodd buy wax xay yaara salaat yi dafay tourné xay yaara faraat mu tourné waat donc Léone ma laajal ma oustaz lu tax imam bi suy nodd muy tourné xam naa ñi nekk ci jumaa yi di nodd duñ leen di gis mais tourné boobu bëggoon naa xam lu tax muy xool gauche am ak lu tax muy xool droite am ndax moom mi ma ko laaj sax man mi ndeyam xaw ma ko oustaz. islam moomu ko Soror civilisation grecque la bokk ñoo ko moom mu tàbb si l'islam li taxoon ñu doon ko def si jumaa yi ak jàkk yi bu njëkkoon courant amul haut-parleur amul noddukat yi ñoo si doon yéeg ngir bu ñuy noddu seen baat kawe nit ñi mën ko dégg loolu moo indi nit ñi aussi bu ñuy noddu tàmm ko xëy na mais bu njëkkoon pour comme courant amul haut-parleur amul micro amul booy noddu boo ne allahu akbar di geesuwaale nii léegi sa voix di démaale ngir nit ñi mën a dégg allahu akbar pour voix bi démaale ñi nekk fii di dégg ñi nekk fii di dégg loolu moom moo indi woon li nga xamante ni moom mooy indi tournée yooyu noonu c'est juste pour oote bi jot comme yàlla woote te bu yàlla wootee ñëpp war nañ sa mën a dégg. voilà et puis bu dellootee kër maamam Suisse na gëstu ci affaire minaret beeg voilà y a une histoire très profonde duma ci sori. boo xamee ni xewee na ci dëkk boobu par rapport ak jàkka yi ak ñoom seen merci en tout cas ci question bi Alfi donc mën nga dem Alfi. mën nga dem waaw mën nga dem juste waaw. mën nga dem tey Pape lu ñu fi xiim ataaya fi. maa ngi koy yokkal sama waa ji saa. ceexu tey moom mooy njëkk naan Pape. su ma la njëkkul xeelil bu ko jàppee dara parce que dafa am ñu rax. te foog ñu tere leen. loolu bu gaawee ñu jël de. merci. waxul kenn du la du dax dara.
ku tontuwul kenn du la wax dara. kenn du la wax dara d'accord waaw kay mu ngoog ñu fàttaliwaat leen ni ñu ngi àndandoo nag ak ay partenaires yu bëri Marianne Ecobank mu ngi fi ñoom itam am na yu ñu jagleel seen i clients way wi ñuy accompagner ci suuf itam tonton mag bu koy fàtte yàgg Pape Samba ci ginnaaw yooyu itam dafay indi cafka ci quartier général bi Ramadan bi boobu dafa neex ba nga xam ni bu ñu ko déggul rek daal day mel ni dafa am lu ñu manqué man dama koo déggul sànq ba tey mais dafa bokk ci jotaay bi waaw dafa koore ok jërëjëf donc Marianne Ecobank en attendant ñu recevoir Eva Tra. waaw Pape Cheikh Ecobank ñi nga xamante ne dañuy utiliser ay points express am ak rapide transfert bis bu ne dañuy may ñii fukki junni ñii juróomi junni tey nag ñi nga xamante ne ñoo am ci xéewal yooyu bokk na ci Khadim Diagne nga xamante ne numéro téléphone am moo di 77 544 14 74 moom gagné na fukki junni Fatoumata Silla itam gagné na fukki junni numéro téléphone am mooy 77 432 60 47 Massa Sarr moom itam gagné na fukki junni numéro téléphone am mooy 77 802 10 44 ñi nga xam ne nag ñoo utiliser rapide transfert ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom gagné nga juróomi junni bokk na ci Abdoulaye Fara Biram Lo moom gagné na fukki junni juróomi junni kon numéro téléphone am nekk 77 263 61 84 Omar Cissé également gagné na numéro téléphone am nekk 77 618 35 28 kon wéy leen di utiliser suñu ay point express wala rapide transfert ngir mën a bokk ci yile xéwal Pape Cheikh. mu ngoog Mado da nga def gëstu jëmale ko ci kurus. effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee dem nañ seeti ay xale yoo xamante ne ñoom dañ ciy liggéey tubaar fakal la ñu wan ñu naka nañ koy defee ñu expliqué ñu itam xeetu per yi nga xamante ne moom nañ koy defee Pape Cheikh boo bëggee rek ñu dem xooli élément bi dikkaat ana waa kon ñu dem xool. mbokk yi mu ngoog gëstu boobu lee Mado ko amal ci li tubaab tuddee chapelet muy kurus. effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek kurus mu nekk lenn loo xamante ne macha allah Sénégal am na ay xale yu am jom di ci béy seen waar di ko defal seen bopp ñoom itamit ñu leen di jaajëfal bu baax juste quelques inconvénients yi nga xamante ne moom nañ ci am ndax buñ ciy liggéey amuñu peut-être jumtukaay yoo xamante ne dina leen dimbali pour ñu mun a protéger wu lu jëm ci ay poussière rek xeet yooyu waaye lu mu ci munti doon daal macha allah ñi ngi ci def yenn yoo xamante ne nit yi bëgg nañ ko fonk ko wax nañu xeetu kurus yi nga xamante ne moom moo am wax nañu ay jalabaan lu mel ni ay yusru ay baxlin xeet yooyu yëpp macha allah ñoom dañ koy defar donc bi ñu leen gën a waxtaanee ak ñoom itam wax nañ ñu am na yenn yoo xamante ne surtout tijaan yi macha allah comme nañuy waxtaane tey ñoom am na yenn yoo xamante ne dañ ko fonk comme lu mel ni yusru bi il paraît que ñoom fonk nañ ko loolu te nekk na ci xeetu kurus yi nga xamante ne moom moo gën a jafe ndax njëg li dina tàmbalee à partir de 50 000 léeg-léeg sax di nga dem ba fekk ci ay kurus yoo xamante ne macha allah mi ngi jar li nga xamante ne moom moo di 1 million donc nee nañ dinañ utiliser li nga xamante ne aussi moom moo di baxlin zeytun ak kukk bi nga xamante ne macha allah boo demee màkk moom macha allah foofu ñoom fa nañ koy faral di jëndee xeet yooyu tamit kukk bi tamit boo ko déggee sa xel day dem ci ñuul waaye il faut savoir que couleur bu weex la ak couleur boo xamante ne macha allah dafa jaune te ñoom fonk nañ ko tubaar fakal la donc ñi ngi ñuy wax toujours bu ñu desee ci tijaani ñoom itamit nit ñi nasee seen per comme xam nga xeetu per yi rek ñoom il paraît que dañ koy def comme par exemple première partie bi lim boo xamante ne 50 la maanaam dañu njëkk nax 12 def 18 dem 20 nga xamante ne benn pàcc bu fukki la beneen pàcc bi itam ce sera la même chose mu nekk 100 yoo xamante ne 100 per yoo xamante ne dinañ ci mun a wéddi li nga xamante ne moom moo ti salaatu ala nabi di def 100 la ilaha illallah ak yeneen xeetu baax yeeg lu mel ni ay astafurla loolu xam naa ni oustaz lañ ci bàyyi waaye bu ñu duggee aussi ci wàllu bien-être bi le fait que ngay xëccu kurus dina jox lu bare li nga xamante ne moom moo di doomu aada bi moom moo di quiétude dañuy wax aussi voilà daf lay apaiser daf lay empêcher nga jëw daf lay empêcher nga jëw et puis quiétude bi ngay am sax macha allah comme par exemple dañuy wax boo sonnee nga sonn bu baax wala nga am insomnie boo jógee julli def ñaari rakk boo xasee di jël kurus bi booy xëcc di xëcc da ngay apaiser wu ba di nga nelaw te doo rendre compte naka nga nelawee tellement bien-être bi nekk ci li nga xamante ne moom moo nekk ci chapelet Pape Cheikh li ci des nag xam naa dañu bàyyi ñoom oustaz ak ñoom nga xamante ne macha allah seen xel def ci màcc ñoom ñu eggalee ko. pour dëggal li ma doon mos naa dem Dubaï. ma dugg ci benn boutique ah. ndeysaan maa ngi ànd ak Mohamed Mangane. magu Abdou Karim Mangane ma koy nuyu. ma gis ay kurus yu rafet. ma ne ndaw si kurus bi ñaata lay jël. ma ne ko xamat lan ma wax ci xaalis équivalent su 10 millions. oui oui. kurus
waa ji wokk ma ni ma maa ci suuf fekk ma ci suuf. xam nga ñoom doguma la sax ñoom xam nga lu ñuy dosé 10 millions lu ñuy jaay ñun yëfi àdduna yi ñuy dosé mooy ay sañse ay oto ak ay kër yu rafet mais ñoom kaala ak kurus la ñuy dosante moom la ñuy dosante am na kurus yu ñu defee diamant am na yu ñu defee or kurus daal daa bëri valeur te du pour wàññi kot mooy li ma wax léegi Mado du pour wàññi kot comme ni mu ko waxee day joxe quiétude ndax pour tudd yàlla subhanahu wa taala te yàlla moo wax ne si alquranul karim li nga xamante ne mooy tudd yàlla day dalal xol alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yàlla moo wax si alquran ne ñi nga xam ne dañu gëm yàlla waaye di pratiquer seen diine boole ci tudd yàlla pap tudd yàlla dafa bokk farata la tudd yàlla farata la ndax suñu borom subhanahu wa taala tudd na ko ay yoon yu bëree bëri si alquran di wax ne dee leen ma tudd ba si baqiyaatu saalihaat yi nga xamante ni moom la ñuy def muy ñetti subhanallah alhamdulillah allahu akbar gannaaw bu ñu jullee farata yi ba pare loolu itam dafa nekk loo xam ne lu am solo la mais pour juste revenir si histoire kurus boo xoolee jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon soxna suñuy wax Juwayriya mag la woon mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko jëloon mu nekk soxnaam Juwayriya moom dafa am bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko muy tudd yàlla yor ay xeer di wàññi maanaam bu ne astaghfirullah teg astaghfirullah teg sallallahu alayhi wa sallam xool ko muuñ na ko Juwayriya boo amoon lu gën lii nga def ko lu gën a pratique waaw lu gën a pratique kon Juwayriya tey bu jotoon si kurus yaakaar naa ne xeeram yooyu da koy jël tege ko ne la boo demee si alquran ba tey yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi ko fay waxaat si li nga xamante ni moom moo di suratul ankabut inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un yàlla nee na julli bi nga xamante ni moom la ñuy def laata ñuy utiliser kurus yi yàlla nee na subhanahu wa taala day tee def lu bon ak lu ñu tere ak lu ñaaw waaye wala dhikrullahi akbar yàlla nee na tudd yàlla nag moo gën a màgg loo gis waskurullaha zikran kasiran loolu boo demee suratul ahzab da nga ko fay fekk wa sabbihuhu bukratan wa asilan yàlla mu ngi koy wax si alquran dee leen sikkar dee leen tudd yàlla lu bëree bëri ndax tudd yàlla day tax jaamu yàlla bi yéeg nee nañu benn baatu laa ilaha illa allah nga wax ko nee nañ day baat bi day suppalaku transformé wu doon jëmm 70 jëmm wala 70 000 jëmm yéeg si kaw bu demee si borom bi subhanahu wa taala ne Pape Cheikh Diallo day moo tudd benn baatu laa ilaha illa allah suñu borom subhanahu wa taala transformé ko mu nekk nii ñu nekk ñoom tamit di wax laa ilaha illa allah te laa ilaha illa allah bu ñu wax mu transformé wu encore 70 000 te lépp tuyaa boobu yëpp yow yaa koy moom yow mi wax benn baatu mel ni jëmm juy dox kese d'accord ba kër balaa yàlla di dekkal jaam yowmal qiyam nga ñëw si astaghfirullah demal suratul Nuh problème bu waay am bu saxoo astaghfirullah suñu borom subhanahu wa taala tegg ko waqul astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaran yamul foofu yursil as-samaa alaykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran ñu ne lu tax mu ne maa lakum laa tarjuna lillahi waqaaran wa qad xalaqakum atwaara yàlla nee ne yonte yàlla nu wax dafa waxoon gars yi ne leen dee leen jéggalu yàlla ku ko jéggalu mu jéggalu Gafuur waxoon naa la ne mooy ma def bàkkaar ne yàlla baal ma mu ne far ñu bind ko ba pare ma ne yàlla baal ma mu ne malaaka mi effacé leen bàkkaar bi ngeen bindaloon Assane Seck afuwun nag mooy ma def loo xamante ni rëccal wala njuumte wala naka sudul noonu malaaka may bind rek a dul sax gis ba koy bind xanaa booboo gën a neex moo waral allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna mooy jëllale mën naa tooñ Pape Cheikh mu wër ke ne Assane mi mu ngi may tooñ mu fenati mel ni ku ma yëgul yonte yàlla ne ko waqul istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaran bu ngeen ko jéggaloo mu jéggal leen yursilis samaa alaykum midraaran day ëlbate ko moom yàlla wàcceel leen ay xéewal yoo xamante ni foogu leen ko fenn mu saawaan baawaan waaye wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina bu ngeen bëggee koom si astaghfirullah bu ngeen ko si jaaree yàlla defal leen ko bu ngeen bëggee xattaa njaboot saxoo astaghfirullah yàlla dimbali leen si ngeen am ko wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran defal leen lu ngeen dundee ravitaillement teranga àdduna ak àllaaxira bu ngeen demee aljana mu dugal leen si àllaaxira mu dugal leen si aljana yi nga xamante moom moo di gën a dëkk bi nag mooy salaatu ala nabi bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee wadifa bi nga xamante moom la ñuy tëjee itam li nga xam ne moo di wird salaatu ala nabi bari na ay formule
allahumma salli ala sayyidina muhammadin si la bokk salaatul ibrahimiya si la bokk allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin salaatu bu waay mën salaatu bu waay mën am na itam bi nga xamante ni moom la ñu yor muy salaatul fatih nga xamante ni mooy julli gi nga xamante ni moo ubbi li nga xam moo tëjoon waaye itam moo tëj li nga xamante ni moom moo ubbeeku woon yooyu yëpp ay xeetu salaatu ala nabi la moo tax comme ni nga wax mag ñi naan salaatu bu waay man yonent bi sallallahu alayhi wasallam da si wax ñaar rek laa la si jox yu am solo ndax temps baa ngi dem mu ne nit ki boo jullee si moom benn nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim dañ koy delloo ruuxam ne ko ma doo jëw si Sénégal nee na allahumma salli ala sayyidina muhammadin ñaanal la ay xéewal ak ay teranga di la fekk fii nga tëdd si madinatul munawwara yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóg ñaanal ma doo jëw moomu ne ko lang ma ñaanal yàlla na la ko yàlla delloo te ku mu ñaanal yàlla nangu ko nga ñëwaat beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ne ku julli si man benn yàlla julli si yow fukk nga julli si man fukk yàlla julli si yow téeméer nga def si man téeméer yàlla def si yow junni nee na nga def si man junni nag sa mbagg ak sama mbagg voilà biir aljanna yàlla jërëjëf oustaz Eva Tra ñu ngi lay nuyu mag ñi benn arme rek la ñu amoon muy kurus Sidi Aj Malick Cheikhul Khadim Sidna Limaamu Kulim Dioum kurus benn arme rek la ñu amoon muy kurus yal nañ ci yàlla saxal amin amin yal na yàlla yokk suñu ngëm amin amin di wax auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim comme ni ko papa Assane waxee ñoo ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi di nuyu soppe yeeg xarit yi waaye di nuyu itam Pape Cheikh Diallo mi nga xam ne nee naa li ma neex ci moom mooy ku ñëwoon sax tiit bu dikkee dafay indi reetaan nga daal di ree ànd ak moom kon loolu tam yaa ngi faj nit ñi tabarakallah macha allah di nuyu ñi yàlla dogal ñu bokk ak ñoom plateau bi itam QG di émission boo xam ne dañ ci yàkkamtee ñëw rawatina itam tey nga xam ne da ngay waxtaane njabootu Seydi Hadj Malick ñu ciy kontaan lool fekkee ko rek macha allah dañuy ñaan yàlla mu doon yokkute ci ñun te yàlla dana ko def di leen sopp bu baax a baax di sopp téléspectateurs yi nga xam ne dañuy topp programme bi ba ku dikkul fii dañu lay woo ne la démb li am ci plateau bi mu mel ni kon def ceeg sotti ci la dama dégg sànq sunu rakk ji di nuyoo mi ngi wax ne mi ngi soog a dal neex tur Yacine neex tur laa ko tuddee et ñuy ñaan dal bi yàlla na sedd guy kuy ñëw ci bërëb soxla nga ñaan kon bokk yaakaar gi nga am ba dugg fii yàlla bu mu yàqee ko yàlla suturaal nu ànd bi yàgg macha allah yow itam nga yàgg fii ñëpp yàgg fi tabarakallah macha allah amin saa yu ñu waxtaanee tarixa cheikh wala ñu dugg ci ëttub Sidi Hadj Malick dafa am ñoo xam ne dama leen di xalaat spécialement muy sama papa Alaaji Ababacar Diallo xam naa tey fa mu nekk bëgg na damay xalaat Mass Ndiaye caméraman la fii ci télévision Futur Média damay xalaat Alaaji Mara Dieng suñu wayjur la jege loolu Youssou waaye uuf ñu ñun ñëpp saa yi ñu duggee ci ëtt boobule sama xel day dem ci njabootu soxna Fat Dieng Maysa xel itam day dem tout le temps ci Eva Tra mi toog li ma ko ne barki démb yow xam nga man xam naa ci sa bokk ci ëttub Sidi Hadj Malick. macha allah Pape Cheikh boo waxee loolu xel dafay dem ci sama papa Malick Sy mi nga xam ne yàlla dogal muy sama xarit di sama confident xel itam dafay dem ci papa Serigne Mbaye Sy mi nga xam ni sañ na maa toog rek daw dem dugg këram làqatu xel dafay dem ci ajaratu Fat Sy mu baax mi macha allah mi nga xam ne sama njëkke bopp la sama yaay la sama soppe la waaye xel dem itam ci soxna Oumou Sy macha allah mi nga xam ni saa su ne dañuy waxtaan ak moom ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax du nu liim soxna Safiatou mu sunu maam Jamil macha allah du nuyu njaboot gi yëpp jël nag nuyoo boobu yëpp jëme ko ci xalifa général sëñ Mbaye Sy Mansour jël ko nag teg ko ci sunu loxo papa Malick Sy di ñaan yàlla mu dolli nu barke ci seen kàttan ak seen mën-mën macha allah jëmale yëpp rek si sunu borom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am naa ci sama yaay joo xamee ni moom ca tàkkusaan la taal teleem talul ndogu ndax ki ñuy waxtaane te moom moo bokk ak Serigne Mansour Sy di ajaratu Vassor suñu yaay jooju itam ñu ngi koy ndokkeel bu baax en tout cas kulim Dioum tey daal Sidi Hadj Malick la ñuy waxtaane ki ñu woolu nag ngir waxtaane góor googule di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu soppe di Alaaji Souleymane Ba sant bee ko yàq moo tax dencal naa ko ndogu bu bëri waaye yaaram ñu ngi may xamal ni mu ngi toogee côté régie mën nañu ko nuyu comme ni ñuy dalalee kilifa yëpp ñu ngi lay ziar bu baax Alaaji Souleymane Ba am mbégte tey nga ñëw fekk si ñu ci télévision Futur Média ngir ñu waxtaane ku tedd ki
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aleykum salaam Seydi Ba. Alaaji Pape Cheikh Diallo ñu ngi lay ziyaara. delloo char. ndokkeel bu baax ci weer wi macha allah. di laaj ba xam foo nekkoon ba bu ñuy génnee jàllo yi jëluñu la ba léegi. boobu maa ngi la doon servir loo lekk. tabaarakallah yal na ñaar defal jàmm. amiin ñu ngi ziyaar mbokk yëpp baarakallah fikum. amiin ba tabaarakallah. bu ca kanamee ki ñuy waxtaanee ndax waxtaane ko dina doy ci émission. waaw ki ñuy waxtaane moom di Cheikhul Hadj Malick. nakiratun la tataarraf. Serigne Cheikh Tidiane si sëtam ba bañ ko laajee kuy samam Cheikhul Hadj Malick. mu ni majhulul umma l'inconnu de la nation. comme que kooku lañ bëgg a waxtaane kon waxtaane ko luñ ci am rek mu doy waaye kenn mun la waxtaane moom léppam ci benn jotaay kenn mun ko waxtaan ci ay heure kenn mun ko waxtaan ci ay waxtu. ndax dundam lépp afnaahu fillaahi da koo jeexal ci yàlla te loo xamante ni ci yàlla la seedu jeex. dafa am benn question boo xamante ni ñu bëri mënuñu koo tontu ma laaj la ko xëj na ko tontu ma ci lu tax tarixa cheikh rafet. tarixa cheikh lu tax mu rafet dafa nuroog borom te borom tarixa bi mooy Seydina Muhammad moo dàq ci lu yàlla bind. sallallahu alayhi wa sallam. Seydina Muhammad mooy borom tariqa cheikh. tariqa cheikh na Tidiane dafa wax ni ana muqaddamul akbar bu ñuy seet man ci biir ci muqaddam yi laa bokk waaye sëriñ bi mooy Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. kon taalibe bi nuru gi mu nuroog Seydina Muhammad moo tax foo leen fekk dañuy taaru. macha allah te taar bi du yëre kese. ndax bëri na basin bi ma sol li muy rafet mën na am la ca des ka ko jëndoon feneen la dem. waaye du yëre bi waaye mbir mi ci comportement la. mbir mi ngi nekk ci jikko doomu aadama bi ak digganteem ak boromam foofu la baax nekk. Seydina Muhammad suñu borom subhanahu wa taala da wax ni weeru koor maa ngi ko indi mu nekk benn jamono boo xam ni da ngeen ci tàggatu pour ngeen am diplôme bu ñu wax ragal yàlla. te yàlla mu ni ki gën ci yéen du ko weex du ko ñuul. Seydina Muhammad loolu la wax. du arab du ajam du ko ñuul du ko weex du ko ñàkk du ko am ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla inna akramakum indallahi atqaakum kon ragal yàlla mooy sañse bi ragal yàlla mooy taar bi ragal yàlla mooy jaamu yàlla bi macha allah tabarakallah mu ngoog kon ñu ngi lay xaar ci plateau bi. incha allah sunu papa Malick Sy ñu ngi koy ndokkeel Serigne Maodo Sy yàlla na fi yàgg te wér ak njabootam yëpp Aminta Doudou Thiam ak njabootu Alaaji Samba Jabare Samb yëpp ñoom itam ñu ngi seetaan bu ca kanamee daal daañu ñëw ci commentaire yi nga xam ne ni ñoo ngi koy recevoir mu bëggoon ñu tàmbali nag ak góor yàlla yu yiw yi mu doon nuyoo ñu baaxee leen ko laata ñuy tàmbali waxtaan bi tey ci quartier général spécial Sidi Hadj Malick ci télévision Futur Média awa looloo ci bëggoon dolli balaa ñuy tàmbali waaw. xel day xatu sa teggin dafa baax. wallaahi boo dee waxtaanee tarixa cheikh nee nga xel dafay dem ci say soppe. waaye man itam xel dafay daal di dem ci sama borom kër Papa Mokhtar Diagne. macha allah mi nga xam ne boo waxtaanee cheikh mu jooy maa ngi koy sargal di ko ziyaara. moom mi ma autorisé ba te xam nga ni man fa laa koy naxee. waaw xam naa loolu moo tax. doonay xanata juri ndax bu ma ko dugal ay déggal de nga ni doon leen doon. doonay xanata juri jeex na tàkk macha allah tabarakallah. macha allah ñu koy ziyaara bu baax. macha allah kon mbokk yi ñu tàmbali jotaay bi tey ayca bismillah. النجوم لمقتد بسمائهم بدر الدجى منه انجلاء سلام موضوعنا وبصاحبي خاتم الانبياء والله فالنور علينا بحسن ختام موضوعنا وهم النجوم لمقتد بسمائهم بدر الدجى منه انجلاء ظلام موضوعنا وبصاحبه خاتم الانبياء والله فالنور عليه نار بحسن ختام على بمالكنا ابدا بروح قلت اعتدل اذا هلامي والله امواد ميت امر شمام موضوعنا وبصاحبي خاتم
أنني لا أندري ما أبر سقى مودنا وبصاحبي حتى بخاتم الأنبياء والله علينا نرى بحسن ختام مودنا بين لهم كنت بينا بر ساج مالكنا بين لهم وخلنت بينا بر يا درويا جرك بين لهم وخلنت بينا بر صادق والله إني بي macha allah jërëjëf sëñ Ngañ kontaan nañu lool yaa ngi ànd ak ñoom sëñ Habib ak ñoom Cheikh Tidiane njaboot gi yëpp daal ñëw tey ngir gunge ñu ci guddi gi dama am sama mbokku taalibe Cheikh boo xam ne ab tubaab la ma nga toog ca këram naan ici c'est chaud ici c'est chaud ici c'est chaud ici xam naa moom noonu lay daanoo leer kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax ici c'est chaud ici macha allah en tout cas kontaan nañu ñu ngi wàcc nag recevoir ngir tàmbali waxtaan wi di gërëm encore Serigne Ngagne Mbaye moom buy def ak émission Oustaz Pape Hann dañuy bëgg te lii defe naa wane na ko tey ci télévision Futurs Médias ñu jàll ci loo xam ne mënta ñàkk nag balaa publicité yi ba ñuy tàmbali waxtaan bi Yacine ci tàmbali gi lépp lu jëm ci wàllu environnement moom la ñuy waxtaanee ak yow dañoo bëggoon nga ñëw ak ñun ci sujet bu njëkk bi jëm ci picc yi ak environnement bi les oiseaux et l'environnement. waaw nit ñi duñ ciy faral di bàyyi xel mais ça a beaucoup d'importance. waaw soo waxee picc rek ñu bëri dañuy reetaan sax. waaw parce que peut-être ñun bàyyiwuñu xel animaux yi ñuy wër. mais c'est pas un hasard li tax ma choisir ko. alxuraan dafa ñëw ci lu bëri ci picc. picc am taxawaay bu mu taxaw ci l'islam yàlla jotoon ko yónni ci ay mission bien définies xam naa oustaz yi dinañ ci ñëw. mais ndekete picc yàlla dénk na ko mission ci environnement am na lu bëree bëri ndekete lu muy def ci suñu environnement. indicateur la moom ci boppam ma indil ko téléspectateurs yi pour le premier numéro bëgg leen ko jox li nga xam ne mooy suukaru koor donc avec ta permission mën nañ dem seetaani élément bi dellu si sur le plateau commenté ko incha allah. ci diine l'islam mooy picc ci alquranul karim nga xamante ni yàlla da ko fa fonk premièrement ak son picc bi nga xamante ni moom def na ko te mooy kaaba gi nga xamante ni abrahatu mi ngi ko bëggoon a toj yàlla yabalul lenn waaye ay njanaaw la yabal mooy picc soo demee ci suurtu fiil yàlla ngeen fa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil mooy picc yi yëpp lu yàlla bind ñu koy sabbale yàlla da ko daal di misaale waat ci wàllu naawinu picc ak sabbal yi bu doon picc du baax ci dogal bu yàlla Adama amoon na ñaari doom ki tudd Xaabil ki tudd Haabil kenn ki di ku baax kenn ki di kàccoor kenn ki am jabar ju rafet mu iñaane ko kenn ki am jabar ju ñaaw ki am borom jabar ju ñaaw moo ko iñaane seexam la mu ne ko daan rey kenn ki ne ko man de boo yéenee rey ma man yéenewuma la ko te nga rey yàllaa ko yore bi mu ko defee mu rey ko bi mu reyee ndeysaan mbokkam moomu jaaxle xamul nu mu koy def xam nga lu yàlla yabal baaxoñ te picc la ñaari baaxoñ wàcc ci côté am di xeex ba benn ba rey benn ba bi mu reyee benn bi nag benn bi di gas ay weyam tànk yi di gas ba mu xóot mu daal di jël sàll bi dóor ko mu dugg ci biir pax ma mu maasale ko tànkam ci la nag xaabil xam ni nii la war a def xaabil ku ragaloon yàlla la noonu la suulee wa loolu foofu lañ jëleen di suul nit waaye mbir mi naru naa ñàng ci kattanal yàlla ci picc la ko yàlla jaarale. dafa am njëriñ ci doomu aadama am na yenn xeetu picc yoo xam ne benn feebar bu mel ni bi ñuy wax bilharziose ci ndox lay nekk ci ndox mu neex donc picc yooyu parasites yooyu nga xam ne moom la bilharziose bi di jaar picc yooyu ci la ñuy dundee ba tax na dafay wàññi nit ñi lu jëm ci wàllu feebar boo xoolee tamit li ñuy wax njéeréer muy ay xeetu soccet yoo xam ne dañuy nekk ci zone Sahel bi am na yenn xeetu picc yoo xam ne moom la ñuy dundee
donc loolu dafa mel ni benn genre ceinture naturelle boo xam ne mooy aar gàncax gi ak nit ñi ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey su fi picc yooyu amuloon xëj na bu fekkee ni junniy picc ñoo fi nekk di lekk lu tolloog million ci ay criquet xëj na bu fi nekkoon ñetti million wala ñeenti million ay criquet dinañ ñëw yàq li nga xam ne moo jëm ci wàllu mbéy mi. picc mu nekk li nga xam ne day jàppale doomu aadama mu xam nattukaayu ci maanaam xeetu jàngoro yi nga xam ne am na ci jaww ji am na ci jamono di nattukaay loo xamante ne dalay mën a wan fi nga xamante ne sa degré de pollution fa la toll waaye tamit mu lay wan ci li nga xamante ne mooy climat yi nga xam ne day faral di am. mu mel ni kon ñun doomi aadama war nañoo xoolaat suñu bopp ci biir mbindeef yi waruñoo topp rekk suñu bakkan walla suñu bëgg-bëgg ba fàtte ne am na ay xeet yu yàlla sàkk mu dénk leen mission te ñun suñu leen ko xañee xañ nañ ko suñu bopp waaye xañ nañ ko àdduna bi. c'est vrai que am na ay sujets yu am solo yoo xamante ni ñun duñ ci faral di bàyyi xel et comme j'ai dit tantôt ça a beaucoup d'importance picc li ci suñu borom def am na solo mais en même temps li muy indi ci wàllu protection environnement defe naa bëri na Yacine. waaw xam naa comme am na oustaz si plateau bi damay bàyyi peut-être dina ñëw si wàllu diine bi. oustaz Ibrahima Diop si ma koy remercier wax na ci. mais su ma ñëwee sur le plan de l'environnement. am na benn picc bu nekk Casamance. ñu koy wax grou couronné. picc boobu moom insecte lay lekk. da koy wàññi. bu baax a baax. lu mel ne yoo. am na lu bëri loo xam ne moom da koy lekk ngir nit ñi yooyu ni mu leen di sonalee. ñoom dina wàññeeku ak yenn xeetu gunóor yi. am na xeetu picc boo xam ne aussi Pape Cheikh day dem ba ci désert bi. taxaw xaar fa criquet yi. njéeréer lañ koy wax njéeréer ci wolof. ñu ay milliers yuy ñëw dañ ciy lekk lu bëree bëri ba nga xamante ne. njéeréer yooyu suñu dugg see ci dëkk bi maanaam lor bi ñuy lor kii bi agriculture bi waaw du doon lu mag donc am na benn xeetu picc boo xam ne aussi day nekk ci ndox picc boobu feebar bi ñuy wax bilharziose larve bi lay lekk di ko tonni. kon picc dafa bëri lu mu ñuy apporter ci kaaraange am na picc boo xam ne aussi indicateur biologique la am na xeetu picc boo xam ne soo ko gisee aussi si dëkk xamal ne foofu sa degré de pollution maanaam sa tilimte bëri na loolu parce que dafa am xeetu picc yoo xam ne soo leen gisee rek loolu mooy seen rôle am xeetu picc yoo xam ne aussi nettoyeur de l'environnement lañ lu mel ne vautour ñu koy wax baaxoñ moom carcasse lay lekk tan wala tan waaw tan vautour tan waaw vautour mooy tan donc moom kii lay lekk carcasse waaw donc picc daal ci su ma ko mënee résumer am na solo loolu dañuy wax sax ne indicateur biologique la mais indicateur aussi climatique la parce que am na xeetu picc yoo xam ne aussi balaa ñu leen gis soo leen gisee xamal ne tàngaay moo ngi bëgg a ñëw am xeetu picc yoo xam ne soo leen di gis c'est parce que sedd baa ngi bëgg a ñëw d'accord am xeetu picc yoo xam ne dañuy xam ne lii dëkk bi ren kii bi du baax agriculture nawet bi ñu daw génn suñuy daw di génn xamal ne ñoo ngi ci danger donc picc daal mais dogguma la Pape am na picc yoo xam ne foo leen gis rek nit ku ñuy tooñang fa kon yow picc doy na waar. waaw loolu xam naa foo leen gis rek aussi nit ku ñu yuuxoo man bu ma toogaan sunu kër am na picc yoo xam bu yuuxoon rek sama maam da daan wax ni la xawla wala xawata illa billah parce que mi ngi annoncé nit kuy dee waaw mi ngi annoncé nit kuy picc ñun peut-être génération yu bees yi nitu tey ak technologie yu bees yi ñoo talatul li nga xam ne mooy suñu environnement mais la muy alam bi mu waxee bi ñu ko laajee ban sujet ngay njëkk a développé ci quartier général bi mu nee picc maa ko njëkk a kokkali tey dama ko ree ba Sénégalais booy wax jomul fula naan la waxi picc ngay wax. waxi picc c'est vrai. mais man li ma koy ñaan mooy ëllëg si biir boo ñu joxati picc suukaru ko na doon picc yu ñor. waaw dëgg la loolu am na si solo indi ay pigeon yu am solo. jógal alaaji yére bi kati création ak picc ki du xam. lii yëpp dafa am ci plateau ñi amuñu fula. waaw waxi picc yu ñor soxna Yacine mooy ne gis nga imagination bi mu ci am maanaam comme ni nga ne da nga ree bi mu waxee waxu picc àdduna doon na gën a yomb ñun ñëpp bu ñu demoon ba nekk écologiste ñun ñëpp bu ñu demoon ba sopp environnement dana tax ñu indi ci ku ci nekk wax dëgg yàlla wàll woo xam ne dinañu jëmale kanam waaye dama koy laaj ani picc ramatu yi man daan naa gis picc ramatu waaye yéen waaw moo doon nekk tuuti rouge am tuuti rouge et on les voit picc ramatu gisatuñ ko
ko bi ñu demee wetland laaj leen ñu ne picc yi ñoo ngi en voie de disparition Pape Cheikh li ko waral mooy ñun doomu aadama toppatootuñu suñu alam bi ni mu waree dañuy sànni nu ñu neexee di créer ay société muy polluer nu mu leen neexee te mbindeef yooyu nekk ci suñu biir yàlla sàkk leen dañoo am ndekete non seulement ay mission religieuse yu ñu jot a def ci diiney l'islam ñenn ñi di ko wax ngëm-ngëmu maam yi ci sur le plan mystique mais aussi sur le plan de l'environnement ndekete ñoom ay mbindeef yu am importance yu ñu wër chaque jour di ñu protéger ci environnement bi te xamuñu ko ñu leen di lor saa su ne may wax comme li Eva Tra wax di ko tëjee je pense que c'est le but et l'objectif de la direction des programmes que désormais environnement ak sécurité des personnes am lu muy représenter ci dëkk bi parce que àdduna boo gis seen budget li nga xam ne mooy budget ci gouvernement bi environnement ak sécurité dafa nekk lu am solo parce que bis bu jéyee amee wala yenn niveau de pollution yi da ngay delluwaat gannaaw donc sa investissement yëpp day revenir à zéro. du ma nuyu seen waa kër yi boo waxee du ma nuyu ñoom na ne booy wax li ma ci pollution bi rek picc yi c'est-à-dire bi mu wax dafay picc yi nga xam day annoncé ni que dëkk bi dafa bari ay pollution parce que récemment xanaa ma ne ko war na bari Dakar kii di ma téye ma ne ko récemment OMS dafa génne benn sondage daal ne Sénégal Dakar moo nekk deuxième ville la plus polluée au monde. D'accord c'est-à-dire xam naa loolu dina ci ñëwaat pour ñu nekk alerte la loo xamante ni pour moom actuellement pour wane ne pollution bi bari na ci Dakar. merci Ndiaye moom du wax ay waxu picc moom. waaw parce que damay seetaan même. waaw kon jeex na merci Oustaz. picc daal loolu solo la daal. Ndiaye rek. waaw donc Ndiaye rapidement après ñu jox. comme soxna Yacine daf ma si interpellé. waaw mais interpellé na ñeneen ñu wane léegi aussi may ma tuuti rek. mën naa dem. demal kon fa lillahi alhamdu benn bi mooy wàllu environnement yàlla dafa wax si alquran mu ne environnement bi bu yàqoo du man yéen la zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnaas li yudiqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un nee na bu ngeen xoolee ñi nga xam ne dañ polluer seen environnement conséquences yi mu leen jëral yu désastreuse yooyu war ngeen mën a xool si loolu ba yéen bu ngeen yàq li nga xam ne moo di seen environnement beneen bi dafa wax picc wante yàlla Suleymaan alayhi salaam boo demee si alquran suratu naml dafa amoon picc bu ñuy wax huud picc boobu tey jii la reine de Saba Balqis bi ñuy dégg grâce à picc boobu moo tax yonte yàlla Souleymane xam ne Balqis boobu existé na reine Balqis parce que dafa doon dajale ay soldats moom dafa amoon soldats yoo xam ne ay animaux lañu gisul picc bi muy def rassemblement wa tafaqada at-tayra fa qaala maa liya laa aral hudhuda am kaana min al-ghaa'ibin mu ne def naa rassemblement mais hudhud fu mu ne wala dafa déserté law azibannahu adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultaanin mubin mu ne bu dee dafa déserté bu ñëwee dana ma jox lay bu biir fu mu newoon wala ma rendi ko wala ma mbugal ko mbugul ma dul fàtte bi Hudhud ñëwee ne ko man dama doon naaw ba daj benn dëkk bu ñuy wax Saba benn ren bu ñuy wax Balqis moo fa ne noot leen jant bi la ñuy jaamu donc ñu dem ba si biir Balqis moomu mujjee ñëw ci ànd ak ñi mu àndaloon beneen bi yàlla ne nañuy bàyyi xel si picc awalam yaraw ila tayri saffaatin wa yaqbidna maa yumsikuhunna illa arrahman innahu bi kulli shay'in basir waaw yàlla nee ne boo xoolee sax moo tax ñu ne avion tey boo xoolee sax ñi ko inventé si picc lañ ko xoolee ba inventé ko boo demee si suratul mulk yow de le pouvoir foofu la nekk bu oustaz Mor Thiam ñëwee dootoo waxaat de mën naa tàggoo dem voilà non tu restes avec nous ndax ki ñuy waxtaane jar na ko Cheikh bañ ñu ko oui picc ça a beaucoup d'importance la preuve bu njëkkoon moo nekkoon suñu WhatsApp yi ak yi ñuy envoyé message picc lañ daan yónnee ay courrier yooyu noonu mu koy yóbbu donc picc dafa am solo pétax waaw pigeon donc Dakar deuxième ville bi gën a polluée ci Afrique waaw pas au monde pour préciser waaw tere woon naa la wax ba sonn sax nga wax lu ëpp du au monde mais en Afrique plutôt voilà ça c'est bon à préciser voilà mu ngoog ñu jàll ci publicité yi mais laata boobu dañuy ndokkeelaat taalibe cheikh yi nga xam ne ñu ngi réagir depuis sànq mënuñoo lim ñëpp waaye gis nañu seen cofeel ci tarixa bi bokk na ci njabootu Alaaji Papa Ndiaye Bale yëpp ñoom Ibrahima Ndiaye nekk cité Ndeye Marie Nanette Ndiaye nekk dëkk bu ñu naan Pout
moom tamit ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel tamit Nadoura moom suñu umpaañ la moom tamit taalibe Cheikh la ak ki nga xam ne ni mooy Mbeyta mu suñu bàjjen Marème Fall lay di ndokkeel nag suñu benn xarit Moustapha Sow ak fondation boobu la nga xam ne ni mu ngi dimbali jigéenu Kaolack daañu ci waxtaan ci bis yi bu ko defee ñu wan leen li nga xam ne ni moo ngi koy liggéey ci wàllu solidarité fii ba Kaolack samedi sax am na lu mu fay amal donc ñi nga xam ne ni ñoo bokk ci fondation Moustapha Sow ñu ngi leen di ndokkeel bu baax moom dama mel Ndiaye minuit jot na yow mën nañ laa libéré de. sa àjjana taxaw na. da ngay wax rek barki yàlla. xam nga ban boo tudd waa kër Seydi Hadji Malick ci sama xel day dem suñu yaay ja soxna Didi Diallo. wallaahi ak bijouterie bu mag ba. waaw suñu waa kër yooyu. ndeysaan ñu baax. gëj na laa yóbbante soxna Didi Diallo gëj na laa yóbbante ci man. Pape kat léegi yóbbante yaa koy jël ci sa bopp. waaw dëgg la moo tax fi mu ne jàtt. man de xanaa miin laay bañ waaye bu ma xasee ba miin dootuma ànd ak kenn. mën naa yegg Assane yóbbu na ma fedd keroog ñaari fan lañ ci teg waa ji woo ko ne ko Pape ñëw na fi. Pape Assane woowee dama ko ne maa ngi Thiès newuma Dakar. faf tombeeg maa ngi woon kër. ana maire bi. ana maire bi. dama koy woo sax du ma jël. waaw yàlla baax na Moustapha Sow mbokk yi ngeen baal ñu lii moog émission bee ànd mën nañoo jàll ci publicité yi et puis permettre Oustaz Mor Thiam na yegg si ñu nuyu ko balaa ñu jàll ci publicité yi ndokkeel ko moom itam mu ngi ànd ak sunu soppe sunu xarit ki nga xam ne ni tey moo ñuy fas yéene dimbali ci waxtaan bi ci télévision Futur Média internet itam ñu fàttali leen ni mën ngeen a réagir ak fu ngeen mën ci nekk ndax ki ñuy waxtaanee jar na ko ci télévision Futur Média ak Alaaji Souleymane Ba ñoom ñaar noonu yegg si Mohamed mayel mag ñu toog nag yow mën nga dem. waaw mën nga dem waaw mën nga dem aleykum salaam. Seydi Ba Pulo namu naa la Oustaz Thiam Aïcha mën ngeen toog kon ñu enchaîner ak publicité yi doog a dellu si ci plateau bi pour àggali waxtaan bi Ba.